ñoo leen di nuyu di leen jaajëfal di leen dalal seen bii di xalaat info. nervi wala gros bras wala ku politicien yi di ngemb pour mu def ñaawteef ci kaw askanam mën na ko jaarale ci ay xoqatal ci ay xoññañal ci saaga ci dóor wala sax rey. ñoo ngi njëkk fës biir Sénégal ci nguuru Abdou Diouf ginnaaw bañ fi boome benn vice président bu conseil constitutionnel te ñu doon réclamé wu ne ñoom ñooy l'armée du peuple. ci nguuru Laye Wade ñu leen di ooye les calottes bleues seen événement yu gën a fës mu bokk ci kuñ téye daal di koy dóori marto waaye tamit ñu boom kenn ci ñoom. ci nguuru Macky Sall ñu leen di ooye les marrons du feu bokk na fi seen événement yu gën a fës di dóor ay activistes di dóor ay manifestants ci kanam président Macky Sall ci boppam waaye tamit en complicité ak police nationale ñu boom fi 14 personnes ci événement mars yi bi nga xam ne nguur gi ba tey day bañ a def enquête jëmale ci loolu. ci nguuru Abdou Diouf ginnaaw élection législative yu jaxasoo yi amoon le 9 mai 1993 te Sénégalais yëpp di doon xaar résultat définitif yi nga xam ne conseil constitutionnel ñoom ñoo ko waroon a joxe juróom benn fan lañ ci teg maanaam le 15 mai 1993 kii di maître Babacar Seye vice président du conseil constitutionnel te mu bokkoon ci ñu war a joxe résultat définitif bi bàyyeekoo na bureau ànd ak chauffeuram bii di uyoo ci Abdou Aziz Ngom ak garde corps am bii di uyoo ci Momar Niang ngir dem ci këram gu nekk biir Yëmbal. waaye ginnaaw bañ agsee ci corniche ouest bi intersection avenue Martin Luther King ak rue des ambassadeurs la benn Peugeot 55 daal di leen ni sox ay bali pistolet. kii di maître Babacar Seye ñu daal di koy sox ñaari bal benn bi daal di koy dal ci bopp beneen bi daal di koy dal ci tànk. garde corps am bii di Momar Niang ñu daal di koy sox bal ci tànku càmmoñam bi. maintenant Abdou Aziz Ngom chauffeur bi moom moo ci jotul woon a encaissé balu pistolet moo rawale woon oto bi hôpital principal fu maître Babacar Seye daal di ñàkkee bakkanam. ginnaaw bu waa police njëkkee amal benn enquête bu jaxasoo te gouvernement bi jëloon enquête bi daal di ko jox waa gendarmerie ci lañ njëkk a jàppee ñetti nervi biir Sénégal tey ñu uyoo ci turu Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop ndax ñooñee dañoo nangu woon que ne ñoom ñoo rey kii di maître Babacar Seye te bañ leen bàyyee en 2012 kii di Pape Ibrahima Diakhaté mu bokkoon ci ñoom moom daa génn wax publiquement que ne maître Abdoulaye Wade moom moo nekkoon seen ginnaaw ba ñuy boom kii di maître Babacar Seye. Abdoulaye Wade la wax naa la ko xëy na da nga bëgg lu leer rek ma waxal ko sama gémmiñ mais wax naa la ko ay plusieurs fois. bokk na tamit ci lu Latif Coulibaly di déclaré te mu amaloon enquête jëm ci mbir mi nee na kii di Clédor Sène da doon déclaré que ne ñoom ñoo ko def de manière volontaire maanaam bañ koy def kenn yónnewu leen woon ndax ñoom ñooy l'armée du peuple te arme boobee am nañu gradé ñu nekk seen ginnaaw. C'est lui qui a revendiqué l'assassinat au nom de l'armée du peuple, l'armée de salut du peuple. Clédor Sène, dans sa déclaration, qui revendiquait l'assassinat. Autrement dit, quelques semaines avant, j'étais en possession d'un tract qui parlait d'une mystérieuse armée de libération du peuple, derrière laquelle seraient même les officiers supérieurs sénégalais à la retraite. comme ni ngeen defee remarque bi rek mooy ñaar ñi bokkoon ci assassinat bi ñoom ñaar ay versions yi différents lañ joxe. mbirum deewu maître Babacar Seye bi nag dafa bëri lu leerul ci nu mu tàmbalee ba nu mu jeexee. bokkoon na ci ba muy tàmbale nu enquête bi jaxasoo woon ci policiers yi bañ mujj koo jël daal di ko jébal gendarmerie. détenu yi di changer version ndax dañoo njëkk a wax que ne kii di Abdoulaye Wade moo leen yónni ñu dem ba ci biir ne kii di Habib Thiam bi nga xam ne moo nekkoon premier ministre bu Abdou Diouf moo leen yónni. ci intermédiaire ku ñuy ooyee Ahmed Diène. ñu rey juge bi nga xam ne ci conseil constitutionnel la bokk ñu dem ci procès ba alors que réew mii di Sénégal am na peine de mort ñu tëj leen ay peine 20 ans ak 18 ans. kii di Abdoulaye Wade ginnaaw ba mu agsee ci bopp réew mi ñaari at la ci teg daal di gracier détenu yu bokkoon ci assassinat maître Babacar Seye ñu ne déeta waaye ñu dugal benn projet de loi biir assemblée nationale buy setal képp ku bokkoon ci deewu maître Babacar Seye. mbir moomu amoon na ay lënc-lënc waaye kii di Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diouf ñoom mosuñoo weddi que ne ñoom ñoo rey kii di maître Babacar Seye te ci seeni version am nañ fu ñuy waxee que ne daa am ku leen yónni loolu moo tax ci histoire du Sénégal ñooñu ngi retrouvé comme premier nervi ci histoire bi. histoire maître Babacar Seye yemul foofu noonu ndax en 2002 ginnaaw ba Abdoulaye Wade gracier détenu yi kii di Talla Sylla da doon amal enquête jëmale ci deewu kii di maître Babacar Seye. waaye ci guddib 5 octobre 2003 ci wetu restaurant Le Régal la ko ay nervi téye daal di koy dóor ay marteau ba muy bëgg a dee. buñ ne dóor ba muy bëgg a dee nag wax ji exagéré wuñ ko ndax ginnaaw ba mu wëree en 2003 en 2007 dafa defaat benn rechute maanaam dóor yooyee da koo daanelaat ba nit ñi tàggee ko ci rajo yi
waaye nag mujj woon na see mucc. ci agression Talla Sylla boobee si ñu police jotoon a déglu bokkoon na si kii di Ismaïla Mbaye ak Mbaye Mosé Ba alias Bro tur boobu jàpp leen ko bu baax ndax dina dikkaat ci événement yu bëri yi di ñëwaat. kii di Talla Sylla xamaloon na Sénégalais que ne Ablaye Wade moo ko doon saaxal pexe waaye mbir moomu mujjul woon fenn jàppuñ ci kenn bu gannaaw suba. ginnaaw événement Talla Sylla boobee ba élection présidentielle 2019 yi jegesee plus précisément le 22 décembre 2011 ginnaaw ba ay nervi jaaree ko ñoom Alioune Tine Ablaye Dansokho ak Ahmed Bathily la ay 4x4 yu duy ay nervi daal di agsi ci mairie bu Sacré-Cœur bi nga xam ne Barthélémy Dias moom mooy maire bi. waaye ginnaaw ba 4x4 yooyu agsee nag dañoo fekkoon foofu Barthélémy Dias ak ay partisans si lañ commencé di soxante ay bali pistolet. ci soxante yooyee ñu daal di siy gaañ ñeenti nervi kenn si ñoom te muy uyoo ci turu Ndiaga Diouf daal di siy ñàkk bakkanam. ci mbir moomee tamit ginnaaw bu police dégloo kii di Barthélémy Dias ak partisan bi police déglu woon na kii di Abdoulaye Diène te mu doon liggéey biir palais bu Abdoulaye Wade. Abdoulaye Diène moomee moom moo jëloon kele oto yi daal di koy jox nervi yooyu noonu ñëwoon ci mairie bu Sacré-Cœur bi. waaye tamit police déglu woon na suspect bii di Mbaye Mosé Ba alias Bro bi nga xam ne tamit bokkoon na ci suspect yi nga xam ne dañoo agressé woon kii di Talla Sylla. Bro moomee tamit turam day dellu si deewu Maître Babacar Seye ndax kii di Pape Ibrahima Diakhaté ginnaaw bu mu waxee ne Ablaye Wade moom moo nekk seen ginnaaw. waxoon na tamit ginnaaw ba Ablaye Wade delloo France kii di Clédor Sène bu bëggoon wax ak moom daf ko doon jaarale ci Bro. moom mi ngi jokkoog Ablaye Wade bi mu nekkee France mais à l'intermédiaire de Bro. waaye lu yéeme ci mbir moom mooy kii di Bro ak kii di Abdoulaye Diène mi nga xam ne moom moo jëloon caabi oto yi daal di koy jébal nervi yi bañ demee ci procès bi daanuñ leen sax benn atu kaso. waaye kii di Barthélémy Dias ak 8 nit ñu mu àndaloon lañ daanoon ñaari atu kaso ngir association de malfaiteurs ak rassemblement illicite. ginnaaw nguur Abdoulaye Wade la kii di Macky Sall ak si boppu réew mi indaale ay nervem yu uyoo ci turu Marron du Feu waaye lu bees ci nervi yooyu noonu mooy que ne dañuy ànd ak sunu police nationale. ànd ak président Macky Sall si boppam di dal si askan wi ñëpp di ko gis te li ni mel du mujj fenn. meeting la wala nu mu tuddati campagne kese la. waaye soo tapee Macky Sall toog ma koy way laa la waxante ni boobu maa ngi yor fetal Linguère. ànd ak Aly Ngouille Ndiaye mu jox ma gilet pare-balle ma sol ko man Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur bi tapel si kanam ak Dof Ndeye Linguère ak Macky Sall da nga may gis ma sol gilet pare-balle pour bu fetal ne tël war a ne tël seen kaw ma def nii mu dal ma. yow ban formation nga am bañ la war a mën a teg comme ay garde. formation bi benn la mooy fit gi bari na yaay ji dof la dee tey bu jotee kaa ñu dee. lii di Dof Ndeye di wax moo ngi amoon ci présidentielle 2019 bi jëfam joojee kii di président Macky Sall da ko reproduire ba muy dem ci tournée économique bu mu doon def ginnaaw événement mars yi ndax ba mu àggee woon Fouta te mouvement bii di Fouta Tampi taxoon seen lu xonq di revendiquer seeni droit kii di président Macky Sall daa bàyyi nervi yi mu àndaloon ci complice waa police ñu daal di dal ci waa Fouta Tampi di leen dóor Sénégal yëpp di ko gis. te mbir moomee mujjuwul fenn ba tey ci nguuru Macky Sall activiste bii di Guy Marius Sagna demoon na fi Ñanik ci càkkutéefu béykat yi fa nekk ngir mu taxawu leen ñu aar seen suuf waaye Maguette Sène maire ville bi actuel directeur COUD moo envoyé ay nervi ñu daal di dal ci kawam. ginnaaw li ni mel la kii di Guy Marius Sagna porté woon plainte au niveau de la gendarmerie yóbbaale turu nervi yi seen photo ak même seen numéro téléphone waaye gendarme yi amaluñu woon benn enquête jëmale ci loolu. ginnaaw li ni mel la kii di Guy Marius Sagna posté ci post Facebook am que ne la gendarmerie n'est plus honneur et patrie mais déshonneur est parti. waa gendarmerie bàyyi nervi yi ko agressé woon daal di koy monoté Tamba ba Dakar daal di koy tëj 3 mois de sursis. ba tey ci nguur Macky Sall ngay gis ñi nga xam ne ay autorité lañ yor ay nambal tànk yu kawe di oote à la violence ba noppi di ko appliquer. ñun opposition bi sax buñ programmé marche ñun war nañ programmer marche même lieu ne leen dañ daje foofu ñu xool ba xam yéen li ngeen di jaay ñu jënd ko préfet dégg loolu arrêté marche bi annulé ko parce que risque d'affrontement wala nangam yooyu yëpp c'est des stratégies. kii di wax li ni mel moo ngi oyoo ci turu Moustapha Mbengue di député en même temps maire bokk biir APR kàddoom yooyee yemu si ndax ba waa Kër Massar organiser benn manifestation dafa envoyé ay nervi ñuy dóor foofu noonu ay nit ci kanamu policiers yi te waxuñ ci dara. ci événement mars yi tamit lu mot a souligner moom mooy que ne nervi yi teewoon Sénégalais yi di dóor ak a boom buñ paree woon li ñuy def du woon ci siège u APR kese lañ doon dugg waaye tamit dañ doon dugg ci siège u PDS yi. te tamit ci événement mars yooyu lañ photo ay nervi
filmer ay nervi poster leen ci réseaux sociaux yi waaye ba tey nguur gi amulul benn enquête pour jàpp nervi yooyee luy prouver culpabilité nguur gi tamit mooy que ne kii di président Macky Sall ginnaaw événement mars yooyu ba tey nanguwut recevoir famille victime yi nanguwulee naa dédommager daa mel ni que ay adversaire la leen jàppee. bu fekkee abonné gu leen seen chaîne bii di Sen Xalaat Info ñoo leen ñaan ngeen def ko bës ci cloche de notification yi pour jot yeneen vidéo yi bës ci like bi daal di partager te ngeen commentaire.